ñeent fukki simili ak juróom moo bootu ci midi mbokk yi rafetlu ànd beeg suñuy programme ci ITV da leen jàmm ci jotaayu njolloor si li ci gën a fës ñu fas yéene ko jukki bokk na ci ana gan anam wala bokk gan taxawaay la këru diine yi am ci wàllu koom-koomu réew ka Sénégal ay boromay xam-xam di ci àddu dem sax bay xalaat ñu taxawal banque nationale ëtt këru diine yi daal di booloo defub say wone seenub doxalin ngir mu doonub royukaay ngir sukkali koom-koomu réew ka Sénégal. taw yi mujjee wàcc ci réewuk Sénégal ak njeexital yi nga xamante ne am na ko ci wàllub mbay mi lu yemook ñetti junni hectare ceeb ñu naroon leen a góob nag ne jamono ji ci ndox mi jural ay jafe-jafe ñi nga xamante ne ñoo di baykat yi ñu ngi ci bassin bu Anambé nekk ca Kolda daan ci teewlu suñu ndaw bu ñu teew wala ca Fuladu ci biir jotaay gi Seydou Diatta keneen ku ñu fas yéene teewlu ci xibaar yi Baba Ndiaye lu yéenekaay yi xëy fasal tey mu doon nag ponk gu mujj ci jotaay gi àllarba tey yemoo ko fukki fan ak ñeent ci weeru octobre atum 2020 mbokki bisimila ci jotaayu njoloor si. taxawaay bi nga xamante ne ëttu këru diine yi am nañ ko ci wàllum koom-koomu réew ak Sénégal ak doxalin bi nga xamante ne doon na ab royukaay loolee nag lañ doon waxtaanee ci matinal bu iRadio ak Alassane Samba Diop kañ ci dalaloon kenn ci ñoom di Cheikh Tidiane Sy Al Amine moom nag daal na ci àddu la mu xalaat nag moo di jot na ñi nga xamante ne ñoo di ëttu këru diine yi anam bi nga xamante ne nag moom la ñuy yore wàllu koom ñu daal di koy def ay ab royukaay ngir sukkaliku fii ci réew ak Sénégal njiital cadre unitaire bu islam moom nag daal dinay àddu itam ne jot na réew ko Sénégal daal di moom boppam ci wàllu koom Cheikh Tidiane Sy Al Amine ñu teewlu ko ci micro Adama Sara. dañu gis ne que communauté religieuse dañuy am ay soubassement yu am solo ci wàllu valeur ñu gis ne que mag ñu baax ñi fi nekkoon seen ay taxawaay yëpp julli ak jàngale la woon mais dana am toujours benn volet économique boo xam ne moo leen di permettre ñu mën a ñoŋal seen àdduna boo ku mel ni Sidi Hadji Malick philosophie jaajuba mooy jàng julli bay moom la tegoon ci mbooleem gox yi nga xamante ne mosoon na faa nekk mu ngi mel ni Jarne fu mel ni Jaksaaw et cetera donc ay modèle économique yoo xamante ni mag ñu baax ñi mettre nañ ko en place ngir mën a ñoŋal seen àdduna ñu gis ne que infrastructure aussi yi nga xamante ne moo nekk ci këru diine yu ci bari li ko tabax ay modèle économique la yoo xamante ni mag ñu baax ñoo fi bàyyi woon ay surtout ay travaux d'intérêt général wala ay cotisation wala ay fundraising yoo xamante ni day indi ay koom bu mën a ñoŋal nekkinu taalibe yi mais aussi ñoŋal nekkinu réew mi ñu ne kon est-ce que war nañu mën a xoolaat ci inspiré wu ci loolu nga xamante ne moom mooy taxawaay mag ñi ngir mën a tabaxaat suñu ay économie ndax gis nañ ne suñu économie yi léegi dafa li ñuy wax économie bu extravertie la maanaam économie boo xamante ni dañuy jéegaane lu bari mais aussi la ciy génn dañ koy yóbbuwaat ci bitim réew ñu ne kon dañuy wax souvent ay souveraineté nationale souveraineté économique di wax ay préférence nationale yooyu ay principe la yoo xamante ni war nañ ko mën a taxawal ci jaarale ko nag ci suñu ay communauté religieuse xool valeurs yi nga xamante ni moom la mag ñi bàyyi valeurs yi nga xam moom la fi diine bi bàyyi naka lañ ko mën a dugale ci économie bi ngir mën a ñoŋal suñu nekkin. ngir sukkandiku bi ci wàllu koom doon lu ñoŋ waaye itam doon loo xamante ne antu na Jima Dramé moom itam daal na ci joxe gis-gisam gan la woon itam ci matinal bu iRadio ak Alassane Samba Diop moom nag la mu jàpp moo di jamono ji jot na li nga xamante ne ñoo ne ci ëttu këru diine yi ñu daal di booloo defub say taxawal ab banque boo xamante ne banque nationale Jim Dramé moom nag spécialiste la ci wàllu religion ci IFAN ñu teewlu ko ak Adama Sara. faw ñu jéem a seetaat suñu bopp. xam ne ñooñu diine dafa am benn contribution bu ñu am ci wàllu économie bu Sénégal ñi ñooñu diine génne ci daara ji am formation boo xam ne mooy formation religieuse essentiellement islamique tey économie bu Sénégal ñoom ci seen loxo la nekk mënoo leen see génnee parce que ñoom c'est le vécu c'est la pratique du rek def ay théorie fële dem toog ñoom dañ koy dund ñooñu nag boo leen amee am ñoo xam ne moo leen jiite fexeel li ñu am ci lu baax nga jéem ko jëriñoo pour sa réew
tabax benn économie boo xam ne di nekk national fexe ba suñu këru diine yëpp lënkaloo ñu jéem a am benn banque nationale boo xam ne sénégalaise la doon suñu xalif xulafaa yi ak ñi jiiti yenn kuréel diine yi association islamique yi ñoom ñëpp buñ fa boolee seen doolu ay milliards la banque bu am doole lay doon bu boobaa day tax nit ñi am confiance taalibe yi ne man kat sama sëriñ mu ngi ca banque bële ubbi na fa compte fa lay versé kon man tamit fa lay dem ndax li ñu tuddee intimement c'est-à-dire appartenance confrérique ci am ci Sénégal dafa am doole. addu ci centre commerce international bu Genève ñoom ñi nga xamante ne ñu ngi doon amalub ndaje jaarale ko ci jumtukaayu xarala yu yees yi lañu fa doon waxtaane nag di li nga xamante ne moo di secteur privé ouest africain ci nag tolluwaay bi nga xamante ne muy tam waaye itam njeexital yi nga xamante ne moom la lii di zone libre échange continentale africaine ñu gën ko xam ci ZLECA am ci boobule secteur ñoom ñooñee nag daal dinañoo àddu itam nees def nag ba daal di sukkaliwaat wàllu koom-koom bi ci Afrique sowu jant ci jamonoy mbasum coronavirus kiñ ciy teewlu di nag docteur Fallou Samb moom nag mooy xelal njiitu réew mi jëm ci wàllu koom ak lu jëm ci wàllu njënd ak njaay la ñu jàpp nag ci dogal yi ñu jël moo di nag ngir sukkandikuwaat faw rek ñu jaarale ko ci entreprise yi nga xamante ne ay entreprise yu ndaw la ak entreprise yu diggu doomu dañu koy teewlu ci micro Cheikh Sall. ndax Afrique def na jéego bu mag a mag ndax juróom fukki réew yi ak juróom yëpp ñu nekk Afrique booloo nañu daje ni seen jënd ak seen jaay léegi dañ koy def mu nekk benn ni nga xamee ni tey jii bu ku jóge Dakar dem Ziguinchor kenn la laaj ay droit de douane ay lempo ak demee noonu ngay nar a def fii ba Afrique du Sud fii ba Égypte fii ba Maroc fii ba Kenya ak fépp mu doon ci Afrique. dafa am ci àdduna ñu nag bu amee nag bala moo war a taxaw te dina taxaw incha allah 1er janvier 2021 at bii di ñëw ñu xool li ñu ci war a joyanti li ñu ci war a càmbar. pour que bu boobaa mu nekk njëriñ mais surtout mu nekk njëriñ jëmee ci ndaw yi jëmee ci jigéen ñi te am nañ yaakaar ni wax dëgg yàlla liggéey bi am na solo ndax bi ñi nga xam ñoo doon daje bi ñu paree def nañ li ñuy tuddee déclaration de Dakar muy maanaam benn xaatim boo xam ne dañ ko jël bind ko jox ko ñëpp ñi nga xam ñoo ci àdduna bi te jàppale Afrique te jàppale Sénégal booy seet dañu ne mbay mi dañuy jéggaane lu bari ñun Sénégal ceeb beeg wàllu ay ganaar yeeg wàllu ci wàllu càmm bi lu bari wàllu meew maanaam dañu jéggaan lu bari loo xam ne am na fi waaye ni ñu ko war a doxalee ni ñu ko war a jooyantee moom moo ñàkk léegi nag ñu mel ni CCI nag ITC ñoom loolu seen xam-xam ci loolu la màcc léegi nag ñoom ñu ngi ñuy jàppale tàmbali ñu ko daañ ko yokk pour que bu ñu ko defee mu ci wàllu mbay mi mu ci wàllu càmm bi mu ci wàllu napp gi lépp li nga xam daal jàpp nañu fi ne nii ni ñu ko doon jégganante mën naa ñàkk ñu fex na nu ñu koy toogale mu des suñu réew nag. mbay moomee sax la ñuy waxtaanee ak taw yi nga xamante ne taw yu mujj yi wàcc ci réewu ka Sénégal njeexital yi nga xamante ne am na ko ci wàllub mbay mi rawatina ca bët saalumu réewu ka Sénégal ca Fuladu lu yemook nag 3 hectares ceeb ñu waral leen góob nag jamono ji ñu ngi ci ndox mi li ni mel nag jural ay jafe-jafe ñi nga xamante ne ñoom ñoo di baykat yi nekk ca bassin bu Anambé ñoom nag ñu soxla taxaw gu mat sëkk rawatina taxaw goo xamante ne mi ngi bawoo ci waa Sayed Seydou Diatta reportage. nu taw yi di yeexe dàkk njàkkare ak ñàkk nelaw di gën di dàbb béykat yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci bassin bu Anambé njàkkare ak tiitange gaa ngi ci njeextal yoon bi nga xamante ne ci jamono ji mu ngi mel ni sayaan. ñu ngi fii ci bloc 23 ceeb bi dafa tëdd ci biir ndox mi parce que ñor na depuis 1 mois mais ak taw bi ak ngelaw bi da koy pousse mu tëdd parce que diis na léegi inquiétude mooy mënuñu ko récolter machine pneumatique mënu fi dugg déjà perte am na. ndax ceeb bi ñor na dagguñ ko waxtu bi ñu war a dagg deuxième perte bi ci mooy ceeb bi tëdd na ci ndox mi dafay sax donc rendement bi dina wàññeeku nañu ministre de l'agriculture ak directeur général ñu ngi leen di ñaan ngeen yokkal ñu machine ñu mën a ko récolter à temps parce que ak problème Covid bi ñu génn nii boole ko dem leb banque yi ñëw investir ko mu toll nii ñu war ko mën a dagg à temps pour mën a fay suñu bor day daan problème. fu mu toll nii daanaka njëkkalante la jëm ci jot ci jumtukaay ngóob ngir muccal li nga xamante ne moom la ñu bay ndaxte bis bu jàll yokk ceeb bi nga xamante ne soxla na góob te 4 machine dong nga fi nekk pour 3,000 hectares. 3000 hectares yi pour génne leen léegi ci biir ndox bi jafe-jafe la comme ceeb bi commencé na ñor ngelaw bi day bëri ci période octobre novembre
boo demee ci parcelle da ngay gis ceeb bi tëdd ci biir ndox bi te su tëddee ci biir ndox bi rek day nëb wala mu sax te bu saxee rek da ngay perte sa parcelle. liñ fi am ci machine à seeni pour ñu organiser ko seet ni ñuy góobee parcelles yi cas par cas secteur par secteur ci selon zone bi ñu parcelle machines yi fu ñu mën a dugg daal ñu dugg fa génn ceeb bi. On avait apporté en soutien les producteurs de Saint-Louis en contrepartie aussi dañu leen di ñaan fekkee machine seeni mu ngi foofu ñu dimbali ñu mun a indi machines yi fii ñu mun a vraiment def récolte bi mun nañu jëm jëli machines yi fekkee ñun ñooy fay paas yi même fekkee c'est nous qui payons le transport il y a pas de problème nous on peut négocier le transport et ramener les machines ici. ci kaw ga tamit béykat a ngi gën di yëglu wone seen soxla jëm ci machine naam am na yi nga xamante ne méngu na ak seen soxla waaye problème bi lim bi moo gën a néew la ñu béy ci xeetu mbay ceeb bu ni mel. Seydou Diatta saafara mënees naa juddu bu ñu sukkandikoo nag ci waa Sodagri ndax ñoom jamono ji la ñu xamle moo di rek ña nga dalal xelu ñi nga xamante ne ñoo di baykat yi ndax ñoom gis nañu saafara si te mën nañ leen a jàppale ba jafe-jafe yooyu nga xam ne moom la ñuy dund jamono ji ñu daal di cee génn ki yëkkati yooyu le kàddu di njiital division suivi ak évaluation bu Sodagri moom nag mi ngi wuyoo ci turu Sana Sané ñu teewlu ko ak Seydou Diatta. maa ngi sant d'abord di gërëm acteurs yi nekk ci ñu ànd ak baykat yi mooy CNCR ñoo xam ne ñu ngi jouer seen premier rôle mooy di concertation di ultime solution di sant aussi waa FEPROBA ci taxawaay bu ñu am ci bassin bi et ci en tout cas vallée yi ak plateau yi xamal nañu ne FEPROBA du bassin bi kese bassin bi mooy vitrine bi waaye ñu ngi intervenir feneen ak feneen ren campagne bi dafa doon campagne boo xam ne bu am particulière lu tax ñuy wax loolu parce que dañoo am ñaari jàngat yu ñu ci am ren campagne bi dafa dajek feebar boo xam ne ni lëmb na àdduna bi te ñëpp gis nañ jafe-jafe yu mu indi président Macky Sall am ci vision bu taxaw mu yokk budget ministère de l'agriculture mu waral ni ñi mën a yokk ay intrants yokk engrais yokk semence et aussi indi matériel agricole pour saafara yeneen jafe-jafe yi te baykat yi gis nañ ko te ñëpp teg nañ ci seen bët. beneen bu ci topp mooy ren nawet bi car macha allah ndox bi bëri na am na zone yoo xam ne ñu ngi leen di masaw ñoo xam ne en tout cas ndox bi yàq na seen i tool wala yàq na seen i kër mais am na ci bassin bi surtout particulièrement gis nañ ni niveau d'eau bi yéeg na ñu ngi am yaakaar ni fan yi bu taw bi wàññeekoo niveau ndox bi mun na wàcc et luy aussi yoo xam ne producteurs dañ koy joytu mooy matériel agricole l'État et nguur gi def na ay jéego ba ñu am ay moissonneuses yoo xam ne daf ñuy permettre ñu récolter ci biir ndox bi mais comme ni ñu ko waxee mbir bi lépp mënul temm benn yoon ay jéego yoo xam ne dañ koy continuer di def di jéem a wax lu ñuy saafara mbir yi ba producteur loo xam ne investissement yoo xam ne def nañ ko ñu mun ci en tout cas gis njëriñam. tey boo xoolee bu ñu leen jógee ci tool yi sax dañu nañ jigéen yoo xam ne seen vallée yi aussi dafa am ndox donc booy xalaat bassin bi xalaat vallée yi donc ñun suñu rôle mooy xool lu ñuy tënkee loolu yëpp def ko ci benn stratégie boo xam daf ñuy permettre que lii lu mel nii même buy amaat en tout cas dañ koy atténuer ba doo xam du gaañ baykat yi. li mel nag yemook jamono joo xamante ne askan nga yeewoo ca Pawo Thiely ñoom nag la ñuy joytu bokk na ci ñàkkum ndox waaye itam ñàkkum jumtukaay yoo xamante ne mënees nañ fa fajo ñoom askan bi nag daal di yëglu ci kanamu kilifa yu Sénégal Pawo Thiely di gox boo xamante ne nag mi ngi bokk ci département bu Podor daal nañoo artu nag ne bu saafara judduwul ci seen i ay jafe-jafe daañu gàllankoor dem beek dikk bi ci route nationale numéro 2 ngir kilifa yu Sénégal mën leen a yëkk ba indi saafara ci la ñuy joytu kiñ ciy teewlu suñu ndaw ba ñu teewal ca bët gànnaaru réew Sénégal di Momar Alice Nia. mu nekk ci commune rurale bu Ndiayène Pendaaw ci département de Podor dëkk bii di Pawo Thiely bare na ay jafe-jafe yu muy jànkonteel askan wi nga xamante ni ñoo fi yeewoo nee nañu nag tàyyi nañu ci digg yi nga xamante ni autorités yi ñu ngi leen koy def te duñ ci respecté lenn ba mu waral ñu wane seen mer. ñu ngi toj Dakar ndax lan ndax ay robinet yu coupé ndax lan ndax ndox moo xamante ni yàllaa ka taw wàccee ko ci biir Dakar ñu ngi ci taal Dakar ay lan ay courant yu coupé ah ñun ñu toog fi jigéen bu fi am doom ah 25 kilomètres ngay def wala 35 kilomètres jëm Ndiayène Pendaaw wala nga dem Biddi ci commune Guédé sunu xale yi amul kenn ko nga xamante ni dugg na école amul fenn foo ko dugal fii booy wut bulletin de naissance sax xoolal da ngay toog ñaari weer ñetti weer di topp ci benn chef de village boo xamante ni
pour nga gis ko da ngay toog ñaari at amul benn ndimbal ñii fi toog ñëpp amul kenn koo xamante ni mën na yëkkati loxom ne la xam na lan mooy bourse familiale. léegi ñun loolu lanu sonn loolu lanu tay loolu lanu dam. fii ci Pao Thiely jafe-jafe bi nga xamante ni moo gën a tar moo di ñàkkum ndox mu ñu naan. fii 40 kilomètres ngay dem def aller retour pour am ndox lii la nuy naan te lii mooy sunu jàmm te lii nii mooy sunu jàmm ndax léegi gis nga lii bu déeg yi jeexee déeg yi bu demee ba jeex xam nga lu ñuy def 20 kilomètres ci jigéen boo xam ne jëkkëram dem na wuti ji nga gandu benn mooy benn bidon boo xamante ni 1000 litres lay def ñu dugal ko ci biir saret juróomi mbaam ñoo koy xaj jigéen ànd ak moom dem ba ci àll ba paan imagine toi ñu jox la ko nga yor kirij mun ñu naan na ko kirij na indi ndox waay président de la république wax dëgg yàlla war nga nu xool nga gëstuñu. ñu yëkkati seen kàddu nag jëmale ko ci président de la république ngir mu taxawu leen askan bi yeewoo ci Pao Thiely dàquñu benn yoon wàcc ci tali bi wane seeni mer. addu ci wàllub mine ak lël bi nga xamante ne daal nañ ko ubbi démb ci njiitalu ki nga xamante ne moo di ministre d'état secrétaire général bu présidence Mohamed Boun Abdallah Dionne boobu leen lël nag la ko soxal moo di rek daal di defub xayma ci code minier bi ñu fi taxawal ci atum 2016 li ni mel nag ñu fas yéene koo amal ngir gindi li nga xamante ne moo di askan wi ak ñi nga xamante ne moom la mbir mi soxal yan taxawaay la ñu mën a amal ci bile code ba lépp nag mën a jaar yoon kiñ ci teew di Rosaline Mbaye moom mooy directrice bu mine ak géologie ci micro Babacar Seck. Atelier préparatoire forum bi ñu war waaj a def ci mois de novembre sur le bilan d'étape maanaam xayma code bu bees bi ñu fi teg depuis 2016 naka la avancé ndax am na ay rëkk-rëkk ndax am na loo nga xamante ne jar nañu gën ko renforcer wala loo xamante ne jar nañu changer ko ci. donc moo tax ñu woo woon acteurs yëpp muy société civile maire yi société minière yi ñëpp ñu yëngu ci secteur bi ñu toog ñu waxtaan xayma tamit code bi code 2016 bi ni muy doxee depuis lors. waa li ndorteel bi la am na 6 ateliers thématiques fii ba vendredi dañuy liggéey ci thèmes yu bëri yu jëm ci fonds yi nga xamante code minier bi def na ko fi depuis 2016. fonds yuy jàppale gox-goxaat yi fonds yi jàppale développement local ak fonds yi jàppale secteur minier xool aussi environnement des affaires naka la investisseurs yi duggee ndax loi yooyu yëpp permettre na secteur bi dox ni mu waree xool aussi nationaux yi ñi nga xam ne ci dëkk bi lañ dëkk am seen société naka la ñu mën a duggee ci secteur bi aussi waaye waxtam ci mbirum exploitation artisanale ni ñuy waxee orpaillage naka lañ ko gën a mën a ñoŋale. waxtaanee wàllub politique ak coalition Benno Bokk Yaakaar ñu doon janook taskatu xibaar yi démb ci ngoon waxtaane nag lépp loo xamante ne soxal na réew ka Sénégal lu jëm ci wàllub mbay mi nees def ba sukkali ñoŋal itam lu ñeel boobule secteur waaye itam sukkaliwaat wàllub koom-koomu réew ka Sénégal gannaaw mbasum coronavirus beneen ponk ba ñu jot a yëkkati ci boobule janook taskatu xibaar yi bokk na ci mbirum Aliou Dembourou Sow loole lépp ñu amal ko ci teewaayu suñu reporter Alassane ginnaaw bi nga xamee ni Sénégal daal dina jàmbarloo feebar bi di Covid-19 naam am na ay yàqu-yàqu ñu ci nemmeeku tey ji nag ngir xeex boobule mbas ak sukkali koom-koomu réew mi membre coalition Benno Bokk Yaakaar daan nañu andi ay solution yi nga xam ne jàpp nañu bu ñu ko defee dina mën a sukkali bile koom-koom. li ñu njëkk a jàngat ci situation koom-koomu réew mi ak li fi jox ci diggante bi mooy bi ci njëkk Sénégal ngàcce njaalaama ndam crise bi fi dugg nga xam ne mbas mee ko fi indi mu indi jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram teg ci jafe-jafe ci wàllu économie seetlu nañ ne jafe-jafe bi ni mu dalee àdduna bi yëpp noonu la jàlle Sénégal waaye fii si sunu réew gannaaw dañoo am leadership maanaam ñi jiite réew mi ngànk ko jiitu ci président Macky Sall dañoo teel a gis mesures yi nga xam ne moom la ñu war a jël ci biir feebar bi mooy programme de résilience économique et sociale bi def ci ay jumtukaay yoo xam ne dina tax Sénégal mun a gaaw redressé wu ci ni mu gën a gaaw. ngir mën a am ndam ci boobule xeex ñu ngi ñaan askan Sénégal daal ci sóob seeni loxo waaye tamit waa membre boobule di ñaaw li nga xam ne mooy taxawaayu yenn opposition yi ci situation yi ñi nga xam ne ñoom lañ daal di génnee ci cité terme sud bu Wakaam. ñuy xool jafe-jafe sénégalais yi di ci jiitu di ko jëfandikoo ngir ay mbiru politique ba pare teg ko ci lu dul dëgg
loolu lañ ne nañ fexe nuñ ko leerale te mu jeex li am ba des mooy président de la république bi mu seetloo ne ci réew mi moom la sama xarit Doudou Ka doon wax léegi bëri na ay sénégalais yu am jafe-jafe dëkkuwaay waaye rikiwaay ñiy wax tey dem leen xool seen programme ndax amoon na programme 100 000 logements ak programme zéro bidonville ñoom ñi ñu naan dañ leen di défendre bañ leen waree défendre mooy def ko ci seen projet politique ne suñu gañee li ñu yéene def mais président dafa defoon ci yéene moom la mu bëgg a def ak naka la koy defee tënk ko bind ko ci këyit ba pare jublu ci bi mu jublee dafa commencé jëmmal xam nga liñ naan weddi gis bokk ci fii mun na cee firnde soo demee Liberté 6 Barak lay yéeneem ci bidonville yi am Sénégal yëpp commencé na ko fa jëmal waaye li am fii ba des suñu waxantee dëgg rek mooy ñii ay fokkat lañ ak ay caaxaankat te am réew kenn du ko fooye kenn du ko caaxaanee. ñoom itam di ñaawlu kàddu yi nga xam ne moom la seen xarit naataango bokk benn parti yëkkati jamono ji. waaye ñun coalition Benno Bokk Yaakaar fépp képp ku yee fitna képp ku yee violence ak foo munti far ak foo munti jóge ñun duñu ànd ak yow ci loolu ndax suñu njiit président Macky Sall moom ci doxalinam loolu bokkul ci doxalinam. ginnaaw bi nga xam ne feebaru mbas mi dugg na ci réew mi ak tey boobu le membre coalition di rafetal li nga xam ne mooy taxawaayu ñi nga xam ne ñoo waa Kër Docteur waaye tamit di rafetal liggéeyu gouvernement bi ñoom itamit dañu woo askanu Sénégal ngir ñu bàyyi xel te bañ a wuy ñi nga xam ne ñoom ñooy yee fitna ci réew mi di wax ci li nga xam ne moo amul waaye tamit di andi ay tuuma ci ñu tegul fenn. mbasum coronavirus tolluwaay bi ci réew ka Sénégal ñaar fukk ak ñeent ñoom ñoo yokk tey ci lim gi nga xamante ne ñu ngay dund ak feebar bi gannaaw test ya ñu jot a amal ci junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñetti doomi aadama benn doomi aadama moo yokk ci lim gi nga xamante ne ñoo faatu ndax coronavirus lim gi génn tey amee feebar bi juróom-benn yi nag ñoom ñu ngi bawoo ci bi ci réew fukk ak juróom-ñaar ñoom ñoo ci ay cas communautaire juróomi doomi aadama ñoo ci ne ci sauvetage juróom-benn fukk ak ñetti doomi aadama yokk nañu ci lim gi nga xamante ne génn nañu ci mbas mi di coronavirus. ñu waxtaanee leneen ak lu soxal nag rond-point yi lu jëm nag ci liggéey bi nga xamante ne nguurug Sénégal sumb na ko ngir rek rafetal xar kanam mbeddu Ndakaaru yi rawatina nag lu jëm ci wàllu rond-point yi liggéey yooyu nag ñu tàmbali woon ko waaye nag seetlu bi mooy toppatoo bi war nag du mate ci yenn ci ay liggéey yoo xamante ne sumb nañ ko ci réew ko Sénégal askan wi nag di ci joxe seen gis-gis la ñu jàpp nag moo di jot nañu daal di taxawu toppatoo boobu la liggéey nga xamante ne tàmbali nañ ko reportage bu Aminata Ba. rond-point Colobane daal di soppi melokaan commerçant yi nekk ci biir ak seeni marchandise ay mbalit fu nekk dem sax ba fleur yi commencé soppi melokaan mu nekk loo xamante ni askan wi ñu ngi koy ñaawlu. fa teg rek yoon la quoi man ànduma ak ñoom ak te bépp ban Sénégalais àndul ak ñoom aussi. du yoon rafetul ci image u Dakar parce que lii du tax aussi ñuy defar rond-point yi bon ñu am courage yu defar quoi. doy na waar nag affaire bi moom saturé na moom wax dëgg yàlla war nañoo xoolaat daal affaire yi. lii moom du yoon nit moom da ngaa war a defar na Sénégalais defaraat daal nañ defaraat jukko yi. waa ji moom dina xarlu lu tax duñu wéyal entretien yi ci yile bërëb. waaw manqué na entretien lool parce que au début bon bi ñu ko defar door a defar ñëpp bëgg nañ ci kontaan nañ ci mais sincèrement parler suivi bi mooy li manqué quoi waaw te du bii rek. rond-point yi ci dëkk bi yëpp presque sama yeboone noonu la fa demee. wute lool ca rond-point Mermoz cadre bu rafet buy tax ku fa romb bàyyi ci xel. waaw macha allah c'est bien fii quand tu es là tu es content fii macha allah c'est très bien. mooy rond-point yi nekk Dakar moom c'est bien entretenu parce que peut-être y a le paquet après rond-point boo gis ay structures ñoo koy. ndax rond-point yi daf bokk ci décor yi day faciliter circulation di rafetal gis-gis di yokku taar. ngir daal di gën a taaral dëkk bi ñu daal di jëmbat ay fleurs ci rond-point yi waaye toppatoo yu rond-point yi di laaj dafay jafe lool ngir ñu wéyal ko. Aminata Ba ñu yegg si ci ponk gu mujj ci jotaayu njolloor si li yéene kaay yi xëye tey ñu ànd ceeg Baba Ndiaye. mbaa
yéen a nga ca léegi leen na nañ ba mel ni jantu midi Tiwaawoon ren ji du gàmmu Vox Populi nañu guleet lu nu mel am atum 1902 ba suñu joni yàllaay tey ca dara warulu ko lu dul mbas meeg tolluwaayam ci réew mi bu nu sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour yëkkati na ko ci làmmiñub Serigne Mbaye Sy Abdou moom porte parole xalif bi démb ni Serigne Babacar Sy Mansour sàkku defa mooy képp kuy taalibe toog ca kër amal fa sab gàmmu maanaam ci kaw gàttal gàmmu à domicile yéeglekaay bi ne bu dee nag xalif général des Tidianes loolee la sàkku Serigne Moustapha Sy njiitu Moustarchidine wala Moustarchidaat jëfewul loolee ndax ren ji kenn mënu ko tere gàmmu ca champ de course las ni Tiwaawoon ren ji du gàmmu en tout cas loolee lañu mën a jàpp ci kàddu yi nga xam ne Serigne Mbaye Sy Abdou yëkkati na ko niki démb ci turu xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour ne nag mbir mi fenn rek la ko tekk maanaam mbas meeg tolluwaayam ci Sénégal te ay kàddu démbam mu ay kàddu tayam les économies Tiwaawoon nag soppeekul virgule ci li nga xam ne mooy taxawaayam ba mbas mu duggee Sénégal ak tey jii te dogal bi nga xam ne xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour jël na ko bettul kenn Le Quotidien ne Tiwaawoon ba tey ma nga ci confinement waaye sëñ Moustapha Sy ak njabootam ak njabootu njegéen naka noonu waa Medina Baye gépp danañu màggal guddi Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam Sud Quotidien ne gàmmu à deux vitesses moo am na ca Tiwaawoon ndax bu dee xalif beeg waa Tiwaawoon nee nañu jaar Serigne Moustapha Sy ak Moustarchidi beneen côté ba lañu jaar ndax nee nañu gàmmu leen gi danañ ko amal ca champ de course critique ne en tout cas li guléet la ci atum 1902 ba suñu jon yàllaay tey yéeglekaay bi ndigal li wàcc na kaddu yi jib na bàyyi ko ci xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour ndaxte nee na ñàkk pexe la ginnaaw mbas meeg tolluwaayam ci Sénégal ngir bañ mu wasaaroo ci réew mi lii kott moo ci safara ku ne toog sa kër amal fa sab gàmmu la Tribune ne kaddu yi nga xam ne député bii di Aliou Dembourou Sow yëkkati na ko ci réewum Sénégal mën nañu jàpp ne weex na ko xat ndax njiitu réew Macky Sall génne na jaasi wi yéeglekaay groupe des médias bi ne APR ak Benno Bokk Yaakaar ñëpp fësal nañu seenu ñàkk ànd ci yile kaddu ba noppi daal di ko naqarlu maître Moussa Diop njiitu Dakar dem di ko gëwoon ne sàkku teefam lenn kott la na procureur de la République jël dossier bi def ci liggéeyam ba mu jeex tàkk lii Quotidien ne APR nag fësal nañu seenu ñàkk ànd ci kaddu seen naataango bi di Aliou Dembourou Sow ba noppi fësal seenu njàkkare tuudu waar ci lii Quotidien ne Aliou Dembourou Sow danger public la Thierno Bocoum saisir procureur yëglekaay bi ne Moustapha Niasse njiitu Assemblée nationale ginnaaw coowal naataango bi di Aliou Dembourou Sow war ci banque yoxoom fa mu def ci jéego ñu yokk suñu jéego dem ci Vox Populi yëglekaay bi nenu APR di parti njiitu réew Macky Sall mayul lenn Aliou Dembourou Sow ndaxte Sédou Gueye mi yor kaddu parti bi ni kaddu yi nga xam ne Aliou Dembourou Sow yëkkati na ko lu kenn mënta nangu la ci réew mi rax ci doole gàcce la ci Sénégal yëglekaay bi ne en tout cas nag mbir mi ci làmmiñ kottu la yam ndax ba léegi nii amul benn daan woo xam ne jël nañ ko teg ko ci kaw Aliou Dembourou Sow député bi ginnaaw kaddu yi nga xam ne mën na yee fitna gu rëy ci Sénégal enquête ne jaasig ñetteelu mandat bi génn na ndax moom Aliou Dembourou Sow wéet na lool ginnaaw kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko ndax ñëpp a ko wan ginnaaw dumóoyu ko coalition jot na les patriotes ne Aliou Dembourou Sow député bi lañ ko war a toppee mooy yee fitna ba noppi woo ñëpp ci fitna gu rëy ci Sénégal Abdoul Mbaye ne kaddu Aliou Dembourou Sow yi ñëpp ko naqarlu la ca war nag mooy yoon def ci liggéeyam ba mu jeex tàkk source ne député bi nag ci guddi gu bët satigul la nekk ndax kàddoom yi wéet na ci ba noppi weex na ko xaat les économies bureau assemblée nationale bu yees bi tey lañ koy daal di fësal naka noonu itam mbirum Moustapha Cissé Lo tey dina ci gindeeku Pape Diop nag moo jaaxal ñëpp bul sukkandikoo ci yëglekaay bi ginnaaw ba mu ñàkkee poste vice président bu assemblée nationale ba tey ji tegul tànkam ca péncum ndaw réew ma rax ci dolli waa ji di Pape Diop ba tey ma nga jot salaire am carburant am naka noonu itam lépp loo xamante ne ni député war na ko am terewul nag ba tey ji tànkam tegu ko ca péncum ndaw réew ma les ko ne kaaw Pape Diop bi nag assemblée nationale war na ci wax ñu wax ci leneen ak enquête au quotidien yëglekaay bi nenu acteurs culturels yi ak artistes yi nekk ci Guédiawaye yëpp dañoo mer ba futu jëmale ci rakku njiitu réew Macky Sall maire bu Guédiawaye Aliou Sall seen janook taskatu xabaar yi toogaanam ñaxtu la ñu amal niki démb di fësal seenam nakar rax ci doole ne plainte la ñuy jël lal ko ci kaw Aliou Sall ca OFNAC yëglekaay bi ne jongante Sénégal ak Mauritanie démb amul Covid 19 moo fa jaar stade ne jongante Sénégal ak Guinée Bissau boobu mayul du am te jongante Sénégal ak Mauritanie bi mooy juróomeelu match boo xam ne Covid 19 gantal na ko source àne billet yi nga xam ne jot nañ ko jaay ba noppi képp ko jëndoon billet sab koppar dañ la ko delloo Le Quotidien ne match Sénégal Gànnaar démb amul ndax dañ ko fomm yëglekaay bi ne démb ndam demul ndam dikkul waaye Covid 19 ci boppam moo am ndam mais da ngay seet loolu rek. Baba Ndiaye sant ko gërëm ko mbokk yi sant leen gërëm leen ci ànd bekk suñu ya programme jotaayu njolloor si kon fi la ñu koy yëkkati amoon mbégte dégtal leen xibaar yi di wéyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf.